ki kenn dootul présenté ci biir réew mi ak bitim réew kan Serigne El Hadji Mamadou Cissé borom Wadduha borom listixaar bu gaaw bi di la xoolal foo mënti nekk rek gis la ci lu gaaw. jëkkër ak jabar dëkkee ay problème yu dul jeex te xamoo sax fan lay jóge ak lan moo ko waral wala nga bëgg ci garab yu baax yii nga xam ne moom lay joxe yi nga xam ne dina la jàppale lool ci ngóora ba nga yëg sa bopp na mu waxe mën la jàppale lool ci ndoxum siti ba mu deñ ba mu set wecc dawal gaaw lycée Limamoulaye bu Géejawaay mën a jàkkaarloog borom Wadduha numéro téléphone bi di 77 617 70 44 76 310 95 60 ku ci bëgg am lu la leer demal ci site bi ñu naan www.wadduha.org borom Wadduha njariñ la ci dëkk bi. lu nguur jigéen bi nga ko joué àdduna bi yëpp di ci wax nan nga ko dundee yow ak sa njaboot yow ak sa famille yow ak ñi nga xam ne ñoom ñooy say dëkkandoo. mais le plus simplement que possible parce que xam naa ni ba ma koy def man mi nekkuma loola. man je me sépare des rôles. N'importe quel rôle ba ma ko joxe mën na la ko defal. mais nag limité quand même am na yenn yoo xam ne doo ci dugg mais am na yoo xam ne nii mën naa ko def génn ca ba mu mel ni du ma woon moom. en quelque sorte parce que koo gis mu des ci rek daf ko fooyee. génn ci mbedd mi di ko def bu nit ñi waxee mu daal di dama loos dama leneen pour reeloo nit ñi moo tax métier bi boo ci duggee. da ngay am fulla am fayda bërki dem boo njaay dafa am benn gosse bu ma téléphoné. mu ne ma père dañu bokk même kii nu mu tudd plateforme. man ko waaw mu ne ma bon dañuy wër comédiens yi di leen tooñ quoi comme diw ngeen baal ma du ma tudd tur. parce que xaw ma ndegam dina leen neex ou pas. dëgg la lim boobu mën nga yem rek ci diw pour respecter la personne. jox leen cër. respecter leen ñu doon ndaw. xëy na dañoo xamul mais métier bi kenn du ci dugg di ko fooye boo ko fooyee mu fooye la léeg-léeg ma wax ni dafa mel ni alxuraan tëkkalewuma leen parce que alxuraan na ko gën fuuf waaye boo seetee li indi alxuraan ci àddina du dara lu mooy jikko doomu aadama ngir soppi ko moo tax sëriñ si bu ñu waxee soppi dañu nekk moo tax ñu wax ngir yëngu-yëngu yu fi am bi sëriñ si jógee wax nit ñi giifal nañ alors parce que dañ leen di xoolinu ñu nekk ci diine yoreel ñu ko duñ ko sàmm ñu yi suñu wasila kon bu ñu waxee war nañ dégg noonu la théâtre bi mel man bokk loolu ma tax dugg ci biir parce que lu ko waral mooy ñun li ñuy def en tant que comédien dañuy jël dikko doomu aadama ngir mu soppeeku ci loolu mais defuñ ko ngir mu def ko moomeel moo tax ñi koy foyee di ko jël yóbbu ko fu nekk làmba ja ñu indi ko fa feneen ñu yóbbu ko fa ba pare làmb nag ci dëkk bi foo tourné gis leen yé man bu ma génnee ci loolu fii ngeen ma fekk fii lay tëdd ay film moo ma intéressé may seetaan film wala ma seetaan sport jeex na du ne bon nag bañu ma seeti nit ñi mais benn bañ naa ko ba yorewu ma oto di wër amoon naa oto ndax lu ma ñeenti oto jaay naa ko mais loolu taxumaa jóg gis nga sama am ëllëg du añ du reer waaye lu ma të sédd la damaa xam kañ lay génn àdduna yàlla na yeex ni Golbert daan def nga xam ne chaque année day jënd càngaayam ak yëpp ware fi yëpp yi nga xam ne yi moom lañ koy denc moom la daan jënd su at mi di jeex mu jël ko saraxe ko man nga tolluwuma foofu lu ko def mais dama la jëlal exemple rek pour nga xam ni loolu artiste war na ko sédd xalaat ko bés bu ne parce que dina am jamono dootoo fi nekk te nga bëgg woy woo xam ni woy wu rafet la ni ñu woyalee Thione Seck ci fan yi alors donc kenn ku nekk bëgg nga woy boobu moo gën a àdduna tout dëgg ban spectacle moo la touché le plus dans votre carrière du lu ma touché mais jommal na ma jaaxal na ma parce que dañ ma sant rôle seytaane loolu man lii nag wax dëgg fa yàlla gaa ñi teeral nen maru ba rôle bu dee jox la nag bu seytaane waaw ne ma nag léegi seytaane day naaw nga war a naaw ci rôle bi waaw xam nga ñun bu ñu tuddalee seytaane rek dañu yaakaar ni day naaw bon ci suñu xel xam naa ni mise en scène bi ki ko doon def pour moom donc man war naa naaw léegi damay koy faral sax di wax di koo tooñe xaar faal
caméraman il est excellent à la caméra am na gone yu bari yu mu formé actuellement doomam sax léegi mu ngi ci mbirum mu ngi RTS gi di ñu dégg alors léegi pour ma naaw dañ ma waroon takk ci échelle di ma tàngaase maanaam di ma yóbbu gauche droite ma daal di yëkkati samay mbagg yooyu mel ni koy naaw def yëfu jinneelu daal di jinneelu waaw kay mel ni seytaane boobu di seet fu nekk roq bu muy dem kër gi muy dugg tey léegi xam nga maa ngi gis ni moom mu ngi si suuf li ma filmé donc caméra am lii nii la war a dem ñu ne ko nag léegi da ngay dugg ci panier sapeur pompier dégg nga pour gis li nga xam ne seytaane bi mi ngi koy gis maanaam Satan mi ngi koy gis oh entre Dieu et Satan noonu la pièce bi tudd Modou Ba Fall moo ko bind donc mu xalaat ni panier bi day yéeg à 37 mètres de hauteur moom donc ci biir la mu njëkk xalaat mooy day saa mu daanu saa mbokk ndar-ndar la mu ragaloon mu leen mu doo yéeg ñu ne ko lu tax xaa ngi soo kii mu ne kii dafa dof dégg nga dégg nga dafa dëgëru fit rek dégg nga di tey lu fii bëgg a jaay ba kanam lan la jaay ba kanam ñu man duma jaay sama bakkan noonu la def ba yéegul ci paje bi alors man dañ ma takkoon dama ci jógee sax feebar parce que dama dogoon gis nga suspension bi ma doon def nii moom ak buum gi ñu ma takkaloon ma nekk fa c'est vrai c'est risqué 37 mètres de hauteur amul benn artiste bu ko fi def te réussir nga kii bi ah waaw mais li ma doon xalaat mooy làmmiñ yi mën nañ la gis tudd la te tubaab dafa ni méfiez-vous de l'œil et de la langue car plus l'œil admire plus la langue flatte et vante et plus le bonheur se fait vulnérable à le venin et s'affaiblit donc ndegam ñoom ñooy gëm loolu wax ko ñoom tubaab ñun ñu naan moytu leen gët ak làmmiñ ndax lu bët ne toq làmmiñ dana ko tudd te boo moytuwul mu laatukaan donc pour ëmb daal wax ci wolof daal tegtul ko d'accord ci bu njëkk kan moo nekkoon sa idole ci milieu bi musuma am idole musuloo am idole waaw parce que idole bañuma ko mais ñun jamono jooju daf ñu fekkoon ci ay mën fekkeek mën solo yooyu suñu génération loolu la woon ñu bëggoon salsa donc dañ doon apprécier vraiment jàpp nit ñi comme peut-être vedette yooyu mais bon ñu malgré que duñu vedette la ñu ci ni ñu ko xalaatee woon ñoom pour fecc yooyu parce que da nga ciy gis koo xam ni day fecc ba jël ko fecc ba jël ko man mii dal na ma def naa ko balafon bi à l'époque donc jël fa ko raaye boo xam ne nii toir fa kàlla macha allah bi ma ko indee fii groupe bi ma nekkoon ñuy fanaan fii ci kër gi on faisait 37 personnes ñoom ñëpp ñu ngi woon fii ci kër gi ñuy bokk lépp ay yére bon lépp lañ daan def ko daan sol ay chemise cintrée ay bout pointu ay pablos dégg nga ay chevron nag daal qualité yooyu lañ daan jënd parce que ñun leer rek ay chemise crépon tubéy crépon velours miracle yooyu sol ko di melax nag fu ñu toll. Est-ce que vous avez regretté de rompre vos études pour tey? Non, je ne l'ai pas regretté à cause du théâtre. Le théâtre m'a rempli beaucoup de choses. jëlee naa ko ci théâtre bi yokkute ci njàng bon ubbeeku am ay valeurs yoo xam ne nii aussi tamit franchement maa ngi ci topp parce que nag yar bi ñu ma yar ak fañ ko jëlee sax ñëw naa ci ñëw léegi parce que waxoon naa la ko ci biir wax sama papa mi ngi nekk bambara man muy bambara pire jaral lañu sant alors léegi fa mu dëkk ca Ndar buy ba mu xor coma bi dafa daan génn te mu am ay nit yoo xam ne bari woon xam-xam lañu dañ daan jël cours di ko jat ba muy dëbb nii te nit du ko téye ndax xam-xam bu ñuul la ñu xam tu vois donc man foofu laa jóge soqe ko ci wàllu bàyyi maanaam ci geñu ci ndey maa ngi soqe ko ci benn famille bu yaatu tey boo ko doon tudd tey defe naa ne ñi mu ëmb dañoo bari su ma nee la Batlin Siki bi ngay dégg Mbarik Fall sama maam la
ci wàllu ndey waaw famille Dame Fall Assane Mbarik Fall foo ko tudd ci Ndar nañ ne la ah ñun day ñu baax lu ñu ñëg a dëkk Guet Ndar waaw foofu la ñuy soqe ko donc mu nekk loo xam ni booy xool balance bi mooy dëgër fit am jom am sa fulla sa fayda di xeex li nga loo moom nga xam noo koy xeexee ci yoon waaye it wàllu xam-xam bi fa nga soqe ko nga xam ne ñooñu xam-xam bu ñuul bi ñoo ko yore donc ku jëm si ci yow na def attention man ma boole ci nag du ma takk téere sama mbir yëpp yàlla ak yonent ba ak ki ma ciy boole muy sa wasila Sëriñ Tuuba fonk nag képp koo xam ne tijaan nga këru tijaan yëpp fonk naa leen lu tax dañ may ñaanal ba ma dégg ko mais nag wax dëgg fa yàlla liñ ci wax rek te Sëriñ Tuuba daan ko junj bu yàgg ba léegi xaadir murit tijaan laayeen ñëpp benn lañu foo waay nekk diine la fa yóbbu te bu diine taxee nga jóg tegul ci dëgg ak jóg loolu mooy sama leitmotiv. Khadija. Père Lamine. waaw dama la bëgg a laaj. bisimilah. noo gisee. waaw Sénégal démb ak Sénégal tey. Sénégal démb moom a dàqal bu tey. lu tax. xuloo bi politique bu bari bi xasante bi. ŋàññante bañ sa morom mer ba aigri. booy wax doo wax ndànk. da ngay wax ak xët-xët. mel ni sa dënd yi bëgg a génn. te nag nit ñett la. xel la xalaat la xol la. xalaat ak xel teen lañu xol ci la war a root. loolu pour ëmb lu waay di def ak lu mu nekkee moom moo xam. waaye na ko teg ci dëgg ak jub. te it bañ gis nga qualité yu bon yooyu. maa ngi di wax sax qualité du qualité. maanaam soxorante yu bon yooyu lay. bañ koo tudd ba cay nekk sax. wala nuru ko. lu waay am. yéene ko ko. soo bëggee noppal sa bopp. dëgg la. iñaan baaxul. te goo gis yàlla ko defar. def ci moom. daf koy defar def ci moom. dëgg la. kon booy wax ci moom na nga xam. booy jëf ci moom it na nga xam la ngay jëf. yéene dafa foor. bu baax. tànk yaa ngi yéene nit lu baax loolu la yàlla di fay. dëgg la. di ci boole julli di tarbiwul suñu borom foofu la tarbiwul nekk nag moo tax ma wax loolu soxna si. gis nga wéeri nañ ba ñëw. De son vrai nom, Mouhamadou Diarra, tonton Lamine Ndiaye, nous avons aimé et apprécié de vous avoir comme invité. bi nga xamee ne kenn ci yow ku sori ci yow nekkoon sa xarit. waaw nekkoon koo xam ne moom nga gënoon apprécier dans la vie muy ta fille chérie bi mu génnee àdduna nan nga ko gën a dundee nan la gën a wéetalee. xam nga je me ressaisis pourquoi parce que du gis nga fii ni mel dafa xam gan man sama doom yëpp laa considéré parce que nag njureel dafa fort c'est mes embryons te bu doon sama sago bépp sikkange bu nekk ci ñoom yan na ko yàlla dindi li njaboot kenn ku nekk ci ñun réew mi yëpp laa wax de seen sikkange doom bu fekkee ni am nañ ko pour respecter toutes les personnes gone mag ndaw ñoom ñëpp jox leen cër parce que kenn gënul kenn ci àddina yàlla mu xam ki gën kan la gis nga construction bi ni mu demee nii bu Moussa ne dégg ni am naa gan comme nii ngeen toggee elle fait exprès génn ci néegam fale ñëw romb fii nuyoo ba pare yër
dugg sama néeg bi à côté taxaw lu ci palanteer ba mu yàgg mu ñëw jaar ni xam nga pour lan mu ko doon def parce que gan yaa ngi toog xam ne nii dinaa yónnee boisson moo tax mu jëndoon ay verre aj ko fii ci kaw yaayam moo leen jël gis nga ne lee bee moom mooy yi mu mujjee jënd dans sa vie verre yooyu ñu ngi fii nga xam ni bu ñu rombaat rek dama nan ko ma mu ne man ko kaay mu ñëw man ko demal ci bitig bi nga jël nangam ak nangam ak nangam mu dem jël ko dootuma ci tegaat baat naan ko pareel ñi servir la ak nangam nangam day ñëw rek yóotu fee ci ko wàcc taas yi dugg ci toilette yi fii raxas leen ba mu set mu dem ci cuisine bi dem yóbbu pressé yaay yi mu jënd yëpp da di xelli ñëw servir ko gan yi nga doom la boo xam ne ma jàngaluma ko mais xam na li ko war mu di ko def organisation ci boppam la mën ba pare nag booy ci yéwén daraan jaay fii caakari ci mbedd mi ma ne ko doomam dama ma ne ko njaay mii ngay def est-ce que seetlu nga sama image mu ne papa man damay saraxe donc bu ko mu sànn di defar fii togg nga yaakaar ni dana si jaay pour am ci dara la mu ci am wala la ci ruus yëpp daf koy defaraat pour subas waa kusum daan nañ dem football yi ba bu ñuy dellu si bu ñëwee daf leen di woo sax ne leen kaay leen jënd caakiri mais ku ci ñëw duñ ko fay dañ ñëw naan seen caakiri daal di dem et maa la yoreel kii mu ne waaw garaawul loolu rek ngay dégg donc bu dee yéwén doon na ko ci bàyyam en fait samay doom yëpp presque noonu lañ mel kii Ibadou moom moo ci gën a spécial parce que dafa admise entrée en 6e am CPM ma bëgg ko neexal daal ma laaj ko la nga gën a bëgg mu ne ma papa man daal dem Ndar seeti suñu mbokk moo ma gën ma ne ko xanaa mu ne ma waaw ma yóbbante ko Ndar sama benn cousine mu dem seeti ko ma ne ko boo demee foofu moom rakkam yi sax mën nañ la yóbbu ci famille yi nga xam leen mu ne ma d'accord mais ba mu demee lam fa fekk moom rek dafa tibbaat jël ko fa ngir toppandoo dafa ñëw xale yi jigéen yi foofu ñoom ñëpp dañu solo Ibadou bénéfice yi mooy mu jàngu alxuraan ba wàcc ñetti weer yi mu fa def te dafa vacances yi woon jàng na fa alxuraan ba wàcc donc loolu si bénéfice la moo tax bi mu dellu si fii nee na ma kut papa man ko naam bu ne ma man li ma gën a bëgg soo bëggee lu ma neex damay donne-moi la permission pour ma nekk Ibadou ma ne ko non tu vas réfléchir pendant 1 semaine bu ko defee nga dellu si waat parce que li ma doon bañ mooy mu dugg ci gaaw ci génn xaw ma dagam tooy na ci xol bi te wow na ni ciment xawuma ko mais comme wax na ma ko brusquement rek ma tontu ko loolu wàcc ko may ko 1 semaine 5 jours la def dellu si waat man ko déet xaaral ba 7 jours yi 1 semaine ça fait 7 jours donc 7 jours da nga ko toog tu réfléchis mu ne ma non man réfléchir naa ba pare man ko yàkkamtee gaawte bu ñu juree doom lan moo ci am du rëccu ne ma waaw ma ne ko kon nag demal 2 jours moo la dese 5 jours def nga ko 2 jours rek ku def 5 kay war nga mën a xaar 2 mu ne ma d'accord mais yàkkamti na dugg lan la fay fekk ngëneel lam du ngëneel ndax dana dem bu mu jóge mu bàyyi parce que am na fi ay xale yu def loolu man loolu bëgguma ko loolu laa tiitoon ci moom te ndaw la woon jamono jooju aussi tamit xale yi da ngay waaru ak ñi mu doon xaritam yi nekkoon fii ci kon beeg yooyu ma gis daal yenn doom yi waxuma ni bon men mais daal ki bon yàllaa ko xam donc pour respecter tout le monde moom daal yàlla seppi na ko def ko ni mu ko def mu wow kooku nag ci moom ba jusqu'à présent fii may waxante yow ma nga muur def ko def ba
doomam yi ñoom ñëpp dugal na leen ci yàlla daf ko may jigéen mu sëy. macha allah. super ñu gis sa arrivée. ci maîtresse d'un homme marié. Sénégal yëpp bëgg ko Sénégal yëpp di ko suivre ñenn ñu ci ëpp nga nekk ci ki tax ñu koy suivre est-ce que tey jii mën nañ la xaar ci 3e saison bi. maa ngi ci commencé naa ko. yaa ngi ci 3e saison bi. signé naa sama contrat bu yàgg ba commencé ko incha allah dinañ ko pare te lu dàq la ñu gisoon. nan nga gisee dund kii joué ndoo ak xale yi. dara dama leen di jël comme sama bopp rek. surtout comme Birame. mais dama leen di jël comme sama bopp man du ma xeeb xam-xamu jàmbur du ma ko néewal parce que lu mu doon ndaw soogay door la koy mottali su ma ko mënee ëmbaale mottali ko ci biir son jeu pour jox ko dimension ma def ko générosité bi loolu la. d'accord Sénégal et puis dañuy mayante ni mbër yi di defee nii di mayante combat yooyu mais ñun xel ak xalaat la ñu mayante. tey Sénégal yëpp di réclamer benn mariage. dans la vraie vie muy mariage au Père Lamine Ndiaye et Mère Diagne ñëpp bëgg ko ñu ne tey actuellement suñu amoon mariage boobu dans la vraie vie dina leen gën a. dañuy improviser loo xam ne nii borom ku jigéen ki. waaw nañ ko laaj. ndax defe naa ne am na jëkkër. actuellement. waaw 5 mois plus tard bi ñu xoolee xam nañ ne amul woon jëkkër parce que mu ngi doon wax ne góor ñi dañ koy daw xaw ma ndax milieu bi mu nekk la wala. waa xam nga moom nag sama xarit la wax dëgg fa yàlla sama xarit bu baax la ba nga xam ne nii xelam ak sama xel wóor na yàlla ne yooyu nekku ci loolu moom mën naa ko kitaabu du moom la ci xelam nekk du man mii la ci sama xel nekk te bu ci suñu xel nekkoon sax def naa ne duñ ko jot parce que moom am na sutura quand même man meluma nii yenn kii yi nga xam ne dañ naan ah oui daal di plonger dugg ci te doo réfléchir wala doo respecter say jabar man am naa soxna am naa ñaar d'abord waaw lu may wuti jee leneen ba di ko ñetteelam yooyu je crois que c'est des femmes qui me suffisent largement et si j'avais à le faire fi mu nekk du ma yenn ñett parce que nag bët du yenn waaye xam ne lu bopp attan. nga ne bët du yenn waaye xam ne lu bopp attan. te muy dëgg. yow balaa ngay yenu paan. waaw. sa bët mooy natt. waaw xool ndox mi daal ne kii ndox mi ci nekk mën naa koo yenu. dëgg la. ko defee doo wut sax ku la yen. dëgg la. yaa yen sa bopp. da nga ko doon sëggat yenn. waaw. ban conseil ngay jox nouvelle génération bi nga xam ne tey ñu ngi ci kii bi. ah ñu gis nga La Fontaine a dit que la patience et la longueur de temps font plus que force ni que rage. mënoo xëccu ba jiitu ca kanam mënoo xëccu ba doon koo xam ni extraterrestre la mais da nga koy wékk ci yàlla rek yàlla daal mooy defar su ne da nga siiw fa la budd fa jaar siiw. waaye bëgg a forcer ba di wut bës inventé ay histoire à dormir debout ne loolu la jot te dara jotu la dana mu wokk la du ma ci fekk. dëgg la. man daal dama mës a toog di xaar yàlla lu mu def ci man ma doyloo ko. promotion canapé bi xale yi jigéen ñi di. jamais man du ma sax foye yooyu benn kii ngi nii nekk seen kanam neex naa bëgg. te yàgg na maa gis ma yàgg koo gis. waaye naam. ak yàlla mi ñettim bi ngi nii mosuma waxateeg moom loo xam ne nii jëm ne sax ci yooyu wala mu ñëw toog ba di ma xalaatal yooyu. non mu ko. est-ce que tey mën nañoo xaar Père Lamine comme mu am benn école boo xam ne dafay jàngale théâtre. gis nga boo yëgoon ci kaw 4e dama ko préparé woon pour loolu mais xam nga fa ma jëlee xaalis bi fokk ma delloo ko loolu laa njëkk jiital. soog a nag jublu ci yooyu am naa nag ay pexe yeneen yoo xam ne nii franchement bëgg naa une évolution dans ma vie. une évolution dans la vie. waaw. bi nga xamee ne jox nañ la ordre national du Lion. nan nga ko dundee. comme mu fekkoon la màkk daa mel ni. non fekkoon na ma màkk mais lu jiitu loolu amoon naa fa yeneen décoration. bu ma la waxee sax doo ko gëm. gis nga am na décoration boo xam ne classe T ñoo ma ko defal ma jot ko ak mbégte parce que ñoom dafa jóge ci seen xol benn dessin la boo xam ne sama photo lañ jël dessiné ko teg ko bind sargal Lamine Ndiaye
suñ demoon chez ma seconde femme dinaa rek ko woon lépp ngi foofu. diplôme bi ngay wax aussi dem naa ba Pikine woon ko parce que sama rakk ji nekk Pikine muy Leyti Fall ku am fulla la am jom. donc gis naa na muy liggéeyee foofu ci yàlla na ko yàlla beral loxo boo xam ne wala yoon woo xam ne day wéy ba faw li mu ci séentu ak ñi mu ëmb yépp di leen tàggat yàlla na ko yàlla motti li teg ci loxo. Papa Lamine Ndiaye Congo dañoo indi woon benn kii pour sargal dañ leen a woowoon foofu di leen sargal. non du Congo Burkina Faso. Burkina Faso. waaw trophée du mérite. trophée loolu laa fa jëlee. bi nga ko indee nan la Sénégal recevoir. d'ailleurs sax dañu maa gisul. déet waay. ñoom ñoo ma yebaloon Sénégal. Sénégal moo la yebaloon par le biais du ministère de la culture ma dem fa jot loolu waaye bi ma dellu si fii sargal déedéet dama jooytu mbiru sargal ci kanamu le ministre Latif Coulibaly. Latif Coulibaly. waaw bi mu nekkee ministre de la culture. waaw est-ce que xam nga ni Latif sama goro la. Latif sa goro la. waaw sama jarbaat la takk mooy jabaram. alors moom ci boppam sax moom ma dëfal parce que dama yàgg di jooytu loolu. nee naan daal Sénégal daal tellement changé nationalité parce que fii ils ne sont pas reconnaissants. dama ni ku yàgg ci liggéey di béy loo xam ne nii laajuloo kenn mu jox la quoi que ce soit pour nga def sa liggéey topp ko ma xalaat ñi nga xam ne nii dañoo feebar tëdd seen kër di wut ku leen jàppale waxuma dimbali de. jàppale. waaw ndax ñu jóg delluwaat ci liggéey bi. te bëgguñu dara lu mooy théâtre bi la ñu xam moom la ñu mën moom la ñu kii te bëgg nañ ci koom gimmi ci gi seen famille mën cee gimmi mais tey am na ñoo xam ne ñu ngi feebar tëdd xooluñ leen sax nga jooytu ci télé bi jooy ci rajo bi duñ la faale maanaam duñu sax fàttali ko li nga xam ne jot nga ko béy fii te état bi jox la moyen pour nga béy mu li lii ñuy def fan la ma état wooye jox ma moyen du fenn mais man j'ai compris que ne état man la donc comme man la li may def mooy naa wékku rek ci sacrifier sama bopp xool li may jox suma état mais pas état jox ma moo tax toujours je suis contre les quêtes nit feebar ñu ketal ko nit dee na ñu ketal ko pour mën ko dëj ay yu demee noonu daal dafa naqari ci xol donc loolu tax ma doon jooy si yooyu. est-ce que tey gis nga prix du président de la république. ni ñu ko daan joxe dem nañ ba léegi sax joxatuñ ko. lu ko waral. xanaa xëy na état bi wegul bokk artistes yi wala faalewu leen mais loolu daañu na faj sax ay soxla waaye ñañ ko fi jox yëpp dafa fekk ci seen njeexitalu àdduna ñu jox leen ko ñooñu bariwuñu ci dund actuellement donc dafa mel ni boo gisee may bañ ay kat ay kii dafay mel ni ba nga demee bay waajoo génn àdduna ci la ñu soog a am reconnaissance ñëw ne nañ la jàppale. waaw. est-ce que gisoo lu fi du Ndiaye Rose waxoon. waaw ne fii daal li ñu xam mooy da ngay dem ba laatukaan ñu soog a xam ni yow yi nga doon def am na solo. parce que éducation bi kam la war du état bi yow nga sacrifier sa bopp ak làmmiñ ni mu mel léegi laay firi bët ak làmmiñ nga xam ne bu la jàppee rek déjà waxuma la tawat sax mais feebar sax doo ci jaar sa bakkan rot sa njaboot gi des say soxna say mbokk yi la ñàkk nga jege leen woon lool te bu ma waxee loolu xam nga mbooloo nii boo xasee ba nekk ci sëy tout ce qui tourne autour de toi boo amee kër rek ci njaboot gi lañu bokk ñoom ñëpp bu ñu tàll loxo am na lu la war ak ñoom parce que tu es le responsable xoolal loolu xëy na sax duma jël exemple coon mais ci siiw ak ñi ko wër moo doon defal yu bare bare
mais ñooñu am na lu leen di remplacer ak ci lan la ñuy dund léegi. lu dund Wally xanaa mooy jóg pour relever kii parce que le bàyyam di kii bi muy dund sax ma nga toog ci loolu. kon bu génnee tey àdduna da ciy gën a toog. kon coon am na kii sax kii ku mel ni man aw ma ko wala su ma ko amee yàlla joxu ko li mu jox Wally. waaw mais su loolu amoon parce que muy tey di ëllëg yëpp je suis appelé à partir. mais sama ginnaaw kan la lu dul samay doom. te xam naa seen bën-mën parce que ñoom ba léegi malgré que man j'ai des enfants de 45 ans 44 ans 40 ans am naa leen ñi ngi fii ñi ngi dund am na ci góor muy jigéen ci génn àdduna à propos d'elle elle avait 37 ans bi mu génn àdduna donc tu vois ñooñu tey bu leen yàlla ne seppi seen bàyyi ci kii bi donc ku leen di yor ku yore seen responsabilité. Baye Ely ak li mu def yëpp ci milieu théâtral. li nga xam ne jëriñ na ko Sénégal est-ce que tey war nañu su Sénégal war nañoo toog ba xaar Baye Ely feebar nit ñi di wër di ko kettal. loolu ñëw naa ci li may wax yooyu. xam nga man li tax ma contre ko déjà dinañ ko xamal mais est-ce que dinañ ko fat c'est une autre question à se poser. absolument bu nekkoon seen place loolu lay wax. lii ma la wax nii xamante nañ bu baax Baye Ely sama doomu ndey la am na lu ñu bokkoon ca lañu ko bokkoon nag doon ko def muy tex-tex ci télévision RTS man maa toog bi mu njëkkee feebar ma ni gaañ bu ñu toogee nii ci seetewuñu Baye Ely ah bu ñu nattu dabee day danañ ci rus ñu naan ma suba wala gannaaw suba ñu dem naka la ñuy demee waxuñu ci jëm lan lañ fay yóbbu parce que nag doo seeti nit ak ay yoxoy neen pour mieux parler le wolof. yoxo waaw c'est le pluriel de loxo. booy dem seeti nit te xam nga ni artiste la ni yow te comme da ngay bañ ket booy dem au moins yóbbantal di nga ko am mais. dañoo toog ba bi mu njëkkee daanu feebar man dama génn man ak Leuz ñoo doon tourné ma génn rek fi ma yeggee ci bisi ñu téléphoné ma wax ma loo xam ni dafa safaanoog feebar ma ne ko la sama xel njëkk a dem mooy téléphoné këram laajte ba xam parce que nag boo déggee dara il faut vérifier mais ni information nga dégg ko boo vérifié wul mën nga def loo xam ne njaaxum la xëy na sax di nga tooñ nit ki parce que la nga koy xalaatal bu nekkul yaa ngi koy tooñ ba loolu jóge fa nekk benn coow boo xam ne kan moo wax ji kan moo ko waxal ak yooyu kii yëpp noonu la déggee yooyu yëpp ci sama nopp te dañuy ñëw di ma wax la plupart du temps yi xew yëpp dans ce milieu là man damay dégg rek parce que nag du loolu rek sax en fait du loolu mais ba ñuy jàppale artistes yi am na moom loo xam ne yow mérité woon na ko parce que quand même Baye Ely kan moo ko xamul ci dëkk bi te liggéey na fi loo xam ne nii jar na xool gestu ni ñuy jàppale ñeneen ñu jàppale ko li tax mu wax loolu parce que lañ ko jox waxtaan na ci nañ ci mu wax ma ko mais du yoon ñu jox ko loolu waroon naa ëpp loolu. waaw am na fu mu jógee loolu est-ce que man loolu lañ ma jox déedéet man dama jóg dem lijjanti sama bopp dem gisanteeg ñi muy gisante vraiment ñu xam nag naka la ak nan la. nan la ak naka la. pour bañ a naa feq boo ko waxoon mën na dem daal ne diw de yeneen ko jox lii te man ngeen jox ma lii ñu ne waa wax jooju fu mu jógee. ba ci pour jëlal la exemple. fi mu déggee
ñi ko tàggee xaw ma ku ko tàggee alors loolu daf ko naqadi woon ba ci kanamu yàlla man xam naa ci dara alors léegi man pour éviter yooyu yëpp moom laa la wax ni demuma dikku moom mais man spécialement dinaa ko seetil sama bopp la ma warloog moom ma def ko incha allah li ma defee woon nag Golbert mu yëkkati benn mbubb jox ma ko noonu laa def woo damam doom ji jël ma ba wax ko li ma koy wax la ma waxoon 7FM 7TV waaw plutôt mu def ko ci suturacteur comme moom na mu ko defee woon parce que jógul woon ko dama doon wax rek pour wane ni mbaaxaayam fu mu toll sa générosité li may wax ci générosité artiste incha allah tey jii nan nga gisee tey politique bi ak àdduna fi mu toll nii ak fi mu toll surtout Sénégal politique waxuma politique de ci boppam politique laa wax politique waaw politique politicienne voilà waxoo boobu waxuma boobu d'accord bokkul man waaw politique l'art de bien gérer la cité exact yi c'est ta philosophie mais c'est autre chose c'est plus que ça parce qu'il y a une dimension culturelle là-dedans d'accord culturelle et cultuelle waaw loolu gisatuma ko fii ci dëkk bi bu doon ñu njëkk ya waaw mais léegi ŋàññante xastante saaga yi wax ju bon dëkkal nit ki fu mu dëkkul loolu ñu yaakaar ni loolu mooy politique politique doo xeex da nga am say argument ma am samay argument que chacun se défend am xel la barki dem boo jaayee xaw nañ fi politique ba naroon toj dëkk bi tey ñi ci gàllankooru yépp ku leen di fay ak lañ leen ci jëlee loolu ñu def ma gën a yërëm ñi nga xam ni nag dañu toj bitigu jàmbur sàcc fa dara ma jëlal la exemple ci saaku ceeb ya ñu jël gis nga pour doxi dëgg boo demoon tey nga jël fa saaku ceeb yóbbu ko sa kër ñu togg ko ci dank yi ñuy dank di ko dugal seen pot bu ñu xamoon wallahi du ñu sàcc ceeb boobu parce que ñàkku jàmbur lañ jël te joxu leen ko yàqal ko mu mel ni fii du dëkku lislaam du dëkku diine fan lañ toll lu fi jar ŋàññante xastante dëkkal la foo dëkkul lu fi jar yàqante dama xamul lu ko jar c'est quoi en fait donc Sénégal boobu bëgguma man bëggoo Sénégal boobu déedéet ban Sénégal nga bëgg bu yiw ànd ak njëkk ak teranga sutura di fi dox wegante mais ñàkk fonkante bi metti na ma ba ci kanamu yàlla saa yu ma jullee maa ngi ñaan dal ci dëkk bi parce que ci jàmm dañuy développé ku yaakaar ni dañuy xasante saagante sànnante ay xeer toj kër jàmbur wala lakk kër jàmbur mooy defar Sénégal ndax nga sa bopp déjà yoo ko defee fa la budd di nga ko layoog suñu borom bu ñu seetee ni yàlla mu ngi fi yàlla am na te li mu dogal ci alxuraanam bi moom rek kay am te loolu rek kay dëgg képp koo xam ne yaa ngi nekk ci leneen jàppee sa bopp ni politique ngay def nax nga sa bopp duma sëriñ de peut-être porteur de voix la mais daal bu doon sama sago ñu xam raison garder way ci suñu kilifa diine yi wax ñu def jàmm way ci naataange liñ fi jot a am mosuñ ko woon jukki te mos na fi am yàgg na fi am li tax feeñul woon xëy na peut-être yàlla sax foofu la ñu mere yow yaa ngi am lu la doy mbubb ak tubéy muy corona bi dugg ci dëkk bi tax mu ñu kañ lay génn au lieu ñu ñaan jublu ci suñu borom wala di wut ay pexe yoo xam ne boo dana fi denc sax
mais lan la ñu kii topp am diw jàppal diw diw ak diw nangam diw lii ak kii ak yooyu waay nit ñi nañ delloo ci seen xel waaye. delloo ci seen xel ci yàlla. te nag loolu moom ñu ko seq nañ ko waaye nañu xam ne yàlla gëmul nelawul ku ci wékku nar a defee neneen noo xam ne di nga yàq réew mi yow sa bopp boo moytuwul di nga yàqu. léegi nan nga gisee dialogue islamo-chrétien bi. mais lu baax la doon ni la ñuy def muy korité di tabaski dañ koy bokk ak ñoom tamit réew mi dafa am ay valeurs yoo xam ne nii def fi yàgg lu fi cosaanoo la jéggaane wuñ ko fenn pendant que yeneen dëkk yi ñu ngi bëgg a mel ni Sénégal ci fànn boobu ñun ñuy jàpp di reyante commencé di lakk ay kër di sànnante xeer nga jënd sa alal ñu yàqal la ko te yow jotewuloo ak li xew dara. mais démocratie kay day bokk na ci aussi tamit nga sàmm alalu jàmbur sàmmale la ko même bu dul sa alal sax parce que réew mi loo fi def rek bu dul tooxi doona gis ñu leen lu baax man bëgg naa toujours bu ñu révolté wu wala def ñuy yooyu am na yu fi jot a xew concerné ñu te duñ ko jéemuñu xeex ñu ngi nii suñu yonent bi nga xam ne nii moom lañu gëm même am na yenn catholique yoo xam ne xeexle nañ ñu ñun jullit yi lu ñuy def toj kër gi ak lakk kër saaga nit xaste nangu sa alal ak kenn xamul am na ñoo xam ne nii dañ leen sàkku ñuy ay jigéen mais pour lan lu tax ñu koy def xel yee wëlbatu ko wala dëkk bi mu complètement jóoru wala dañu jékki-jékki rek wëlbati Ndakaaru wala ñu wëlbati Sénégal loolu moom doy na waar vraiment nañ xam raison garder ba pare delloo si xel yeeg xalaat yi parce que li ma wax sànq rek xel ak xalaat teen la ñu xol ci lay root seulement xol dafa ëpp doole ñaar yooyu parce que da ngay xool bu nit meree rek il est capable de faire des choses yoo xam ne extraordinaires te boo ko ci fekkee da nga koy xeeb donc rikk waay delloo si leen seen xel seen xool seen xalaat pour que xel ak xalaat nekk ab teen boo xam ne seeni xol tànk mi ngi ciy root day dëfal dëfal du ragal bëgg jàmm la nañ béy tollu jàmm moo gën nii ñu koy defee nii ñu koy defee kat buñ ci génnul bi suma réew mi mbaaw ne te dañ ni fu pétrole xeeñ ak gaz noyyi ya ñuy noyyi sax musiba lay doon donc dañ dàq ngelaw musiba boobu yow ñun am nañ lu ñu doy mbubb ak tubéy corona bii nañ ci wax kooku moo jara politique waaw Papa Lamine ñu ngi lay remercier bu baax di la sant di la gërëm ci dalal bii ñu la dalaloon vraiment am nañ mbégte fekk si la sa biir kër waxtaan si ak yow Khadija Diallo di la remercier encore une fois Père Lamine di am kontaan te bu bari ak yow di la kontaane di la gërëm di la sant ci disponibilité bi ak ci accepté bi nga accepté pour ñu ñëw def ak yow émission amuñu sa fay waaw kontaan nañ trop def ak yow émission parcours ak yow merci beaucoup mu nekk suñu deuxième numéro Papa Lamine lan ngay tëjee parcours bi ma dégg day yàlla na nekk bu jàmm rek parcours de la paix amiin waaw di daw ndax jàmm am amiin loolu laa gën a gis ci Sénégal amiin waaye leneen lu ñu te topp nag suñu diine tey ñaan ñaan moom buñ ko fàtte mukk parce que ñaan moom beneen affaire la amiin yàlla du sàggane kuy ñaan amiin delloo ko ci rëm wéy ci lim ñu wax baleen li ma leen di tere nangu leen li ma leen sant jeex na merci beaucoup
allez kon mu ngi noonu ñu amoon tey invité ki nga xam ne moom la ñuy wax Papa Lamine Ndiaye Lamine Ndiaye ñu gën ko mu nekk turam dëgg Mouhamadou Diarra ñu ngi koy am mbégte ak contentement doon ko recevoir fii ci Banlieue TV di kontaane bu baax a baax ñi nga xam ne tey ñoom ñoo yor son beeg caméraman beeg ak ki nga xam ne mooy le monteur Ron Saliou Modou Gueye mi nekkoon ci kii bi waaw ñu ngi koy kontaane bu baax Khadim Lo Gayndel borom son bi ñu ngi lay kontaane bu baax di bëggee képp koo xam ne rek da ngay bëggee Djidjilin l'enfant chéri de Diegem l'animateur de la jeunesse di kontaane bu baax a baax waa Caajaay ji nga xam ne man fa laa dëkk di bëggee suma gars yi nga xam ne actuellement ñoo nekk Ousseynou Seck Djibril Ndong Cheikh bi tey Cheikh Lelo suma xarit bi maa ngi koy kontaane waaye di bëggewaat bu baax a baax a baax a baax sama papa Lamine Ndiaye merci beaucoup one love Khadija. ok man moom maa ngi gërëm sama yaay borom États-Unis di gërëm sama papa aussi di gërëm sama sœur mami olof bi demeewul noonu mais dinaa ci sànni tuuti en anglais. ok I wanna thank my beautiful little sister mami for the love and support. Thank you for the hair and for the shoes. I really love it. Thank you so much baby girl. You mean the world to me. I love you. di gërëm aussi ki ma make-up Mayna Beauté nekk pharmacie golf numéro téléphone am mi ngi nii 77 412 98 89 ku bëgg a jonga ma rek wool Mayna Beauté di gërëm aussi Sowru Diop tailleur sama tailleur bu ñaawul bi gis nga moo génn ak man fii numéro am di 77 806 19 93 di gërëm encore Khady Faye madame Diop gis ngeen li ma bijou macha allah gis ngeen bijou rafet yi ma takk waaw Khady Faye madame Diop chéri nu mu tuddati Daouda borom Petersen moo jaar fii ak man ci bijou yu rafet numéro téléphone am mooy 77 062 99 02 gërëm naa leen sant naa leen di gërëm encore sama père Lamine Ndiaye père bu baax si man bëgg ma di ma conseiller lu baax des fois su ma meree sax dama koy woo moo may delloo si di ma gën a jàngal àddina di ma gën a jàngal ni may waxee ni may comporté woo père Lamine Ndiaye maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér dundal ba ma teral la yóbbu la màkk man am naa yéene boobu yàlla na ko yàlla def merci beaucoup. xanaa dolliwaat màkk ngay wax kay. waaw dolliwaat ma. ay jëkkoon bu ñu noonu mais rek gis nga. bëgg na màkk loo. waaye coono ba da ngay ñaanal yàlla aussi tamit mu wàññeeku. amiin yaa rabbi amiin. kon mu ngi noonu ki nga xam ne moom lañ dalaloon mooy Papa Lamine lan ngay wax ci Banlieue Production. ba xanaa rek di leen ñaanal li ngeen bëgg yéen a ko xam yal na yàlla ful seen télévision bi. mu jëm ca kanam kanam. yàlla barkeel seen liggéey barkeel ka fa jiitu ci liggéey bi dalay ko ci moom ba ci gën a ndaw ci liggéey bi. liggéey bi liggéeyu coono la. dafa laaj nag xam-xam dafa laaj teey dafa laaj lu bari loo xam ne nii yéwén sax bokk na ci. générosité bi may wax. mais aussi humilité tamit dafa baax. parce que boo leen fa nekkoon kenn ku ci nekk di wax naan maa sut sa morom maa kii gisoo kii liggéeyam ne mu ne doo leen jubóo mukk ma leen di ñaanal yàlla. ngir kër ga gën a jubóoli. doom ya fa nekk di liggéey. lañ fa séentu ngir am ko parce que nag nit du nekk fenn te yaakaaru fa dara. yàlla na ko yàlla ful. yàlla jàppale ñi nga xam ne nii ñoo leen di jox loola yéen tamit seen liggéey fulu mu nekk nag wax mu flou li français fulu. wolofal bi maanaam daal yokkute waaw ca kaw a kaw ngeen am ci liggéey mu nekk bu barkeel boo xam ni li ngeen ciy séentu yal na leen ko yàlla jox ci barke Muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. Papa ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér ci barke Seydina Muhammad kontaan nañ bu baax ci dalal bi ñu la dalal. jërëjëf kon chers téléspectateurs mu ngi woon noonu deuxième numéro baa ngi noonu ñu xaar troisième bi ak beneen invité Djidjilin l'enfant chéri de Diegem comme ni ma leen di waxee rek yéen ñi nga xam ne yéen may bëggee maa leen di gën di kontaane di leen ñaanal yéen ngeen am jàmm bu wér di wax tamit ngalaxi na ko ñëpp indi parce que fi mu toll nii moom soxla naa ko lool one love gars yi peace and love. Djidjilin ngalax. Djidjilin ngalax. jaa ngeen jëf yéen ñi abonné Banlieue Production bul fàtte cloche bi suuf pour jot notification bu la vidéo bi neexee ba